salaamaaleykum mbokku téléspectateur Bakel 24 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ni ñu koy defee saa su nekk tey jii sunu émission ñu amaat beneen gan bu spécial parce que yéen ko xam leen ak yéen gën koo xam gën koo miin ci jaar-jaaram ci ay doxalin fi nga xamante ni si donc jot na fa jaar yëpp ñu fas ngeen koo waxtaanee ci sunu biir émission pour bañ a gën a guddal rek dama koy bàyyi mu nuyoo laataa ñuy sóobu ci waxtaan bi Serigne maa ngi lay ziar bu baax a baax. waa waaleykum salaam wa rahmatulah Cheikh Ndaw ñu ngi lay fay di la nuyu di nuyu sa caméraman di nuyu téléspectateur Bakel TV ak internautu Bakel TV yëpp di rafetlu invitation bi di ñaan yàlla sunu borom mu kàttanal ñu ba lépp loo xam ne si dañ ko fi wax rek muy njariñu askan wi di sunu njariñ di njariñu ñëpp di ñaan yàlla sunu borom aussi mu kàttanal ñu ba buñ jógee ci émission bi tamit yàlla buñ fi wax lenn loo xam ne si dañ ci xeebe di ñaan yàlla sunu borom. yàlla na yàlla mottali yëpp yéene yëpp daal kon je suis à votre disposition Cheikh Ndaw. amiin yàlla na mu ñaan yëpp tey jii ñu bëri xëy na ñu ngi dégg sëriñ wala ñu koy gis muy liggéey ci mairie bi di ko romb ci mbedd yi aussi mais tey boo ñu doon wax kan mooy Serigne Diaw lan nga ñuy wax. waaw kan mooy Serigne Diaw lu jafe la parce que nga wax sa bopp day jafe mais Serigne Diaw benn nit la koo xam ne si Rita Diaw la juddoo bi mu juddee Rita Diaw nekk fa ba am 7 ans. dem Louga jànge def primaire Louga def fa secondaire am def dem ba terminal D lañ doon def waaye bi ñu demee ba terminal D lañ doon def bi ñu demee ba def terminal def bac amuñu deuxième année bi ñu commencé waat ko mais àggale wuñ ko maanaam je crois que yaakaar naa 99 2000 su ma juumul waaw ñaari man nag damay nit koo xam ne si ñaari spécial mën naa la wax ñaari cursus laa am ba ñett sax parce que cursus scolaire bi am na cursus sport bi am na beneen cursus boo xam ne ci lañ nekk nii ba jamonoy tey jii. comme xaw nga ñoo ñamal ci scolaire bi sport bi ci ngay ñëwal fan nga jaar ci côté sport. waaw sport moom day lu ma bëgg yaakaar naa bi ma nekkee xale gënoon naa ko bëgg naa ko lool ma commencé woon football école football Pape Sène fa laa commencé parce que boo gisee toujours may cité école football Pape Sène parce que. lu bare fa laa ko defee sama formation bu bare fa laa ko defee ma commencé fi Benjamin commencé ba football fa nekk cadet mais foofu tamit dafa am benn mutation bu am solo bu fa nekkoon mooy bi ma nekkee ñi ma nekkaloon dama leen xaw mag te encore nekk gardien de but ba pare mooy ñoom lu ci ëpp dañ dem laa wax yow balaa attaque bee xalaat da nga xalaat kon catégorie boobu normalement mënatuma fa woon a football mais Pape Sène ni ma force da ngay nekk ci kii bi ñuy waxtaan di waxtaan booba xëy na peut-être aw ma ku ma mën a secondé koo xam ne si statut bi ma taxawoon du ko mën a taxawee léegi ñu bëgg maa fëq yóbbu ma ci kare njàmbur tiraillement boobu moo xawoon a am ay loolu moo xawoon a am daal moo tax man la école football Pape Sène am naa fa def naa se ay mutation yu am solo bi ma jógee école football Pape Sène en même temps ma football raay bi actuel Teranga si bi ñuy formé man maa jëkk a nekk seen capitaine cadet bi ma jógee nag footballaatuma cadet ba bi may football progrès année bi may football progrès nag cadet man ba laa programme woon football mais bi ñu commencé bañ ma defaral licence bi commencé wuñ ko damaa fotow noonu mais établir guñ licence bi progrès am war a football match moo ma xay gi am problème gardien bi ñu amoon mu dem foofu tamit muy procédure boo xam ne si daf ma ni foofu laa xam ni destin kenn mënu ko dindi parce que bañ ne suba la laay football progrès xay gi boobu jour boobu xamu ni ma danaa football nawetaan sax far mais à 2h du matin capitaine progrès bi fëgg sama buntu ànd ak benn boy ñu ni ko Serigne Diaw fii la dëkk mu woo ma ni xamoon lu xew bi ma génne ñu ni ma dañoo am suñu gardien dafa blessé te dañoo bëggoon nga ñëw football nga ñëw góorul ñu man leen mais loolu lu mën a nekkee ñu ni ma en tout cas kontaan nañ ci yow te man nag ba may Serigne Diaw ak léegi moom wax dëgg yàlla kenn du ma yaakaar ma tas ko ca suba sa bi ñu commencé procédure yi pour licencier ak yooyu ba ma am ñu ma tàggu ñu ne ma noonu laaj leen xaalis ñu jox la xaalis parce que am nañ xaalis man leen man du ma laaj kenn dërëm parce que ñii soxla 2h du matin man ma leen di laaj dërëm non du ma ko def te booba tamit aw ma benn possibilité mais nag lu ma gëm la keroog photo yañ ma defar sax man maa ko fayal sama bopp oto ba ma yóbbu Rite Diaw may jëli sama carte d'identité man maa ko fayal sama bopp ndax lu ma gëm la waaw non sport non du question
bëgg ko mais damaa xam ni lii sama destin la tey tey booba ragaluma peut-être amoon ku ma ubbil buntu boobu te xam nga ni bu dee gone kaw nga dikk ci taax yi ñu ni la da ngay football nawetaan doo gul ñëwagul alors nag boo amee ku la encouragé entouré la da nga mën a dem par la suite ba ma ci jógee ma dem football cadet Njàmbur bi ma jógee cadet Njàmbur ma football junior Njàmbur ak espoir mujj ma dem nag nawetaan bi ma jógee progrès jàppoo laa dem football fa def saison bu vraiment bu extraordinaire bi ma jógee jàppoo ñëw Walidaan ñaari match laa fa football mu mel na 3 saisons laa football mais dama faa dëkkoon mais ñaari match laa football yàlla sunu borom dogal sama visa génn ma dem Europe bi ma dikkaatee nag ma reprendre samay activité sportive ak noonu la demee daal grosso modo daal lépp du xaju ci mais grosso modo daal noonu la sama carrière demee. du ñàkk ci sport bi dund nga ci match bu exceptionnel booy xalaat donc boobu ban match la boo ñu ci mën a. waaw match bi ma gën a découragé danaa la ko wax mooy sama dernier match contre Progrès première année bi dernier match bi dama doon ñaan yàlla nañ ñu gagné. ndax doyal ci nawetaan ya parce que j'étais pas préparé psychologiquement j'étais pas préparé maanaam mentalement j'étais pas préparé ma am premier match deuxième match pression bi metti mais match bi dama doon ñaan yàlla nañu gagné. ban genre pression. non maanaam xam nga Cheikh nawetaan dafa am lu ci bari lu ci nekk mooy pression supporters yi pression koñ bi pression dirigeant yi équipe bi nga intégré xamagoo leen mosoo def ak ñoom entraînement yooyu yëpp da cee joué. mais boobu daal par la suite nag ba ma ci jógee ma préparé wu dëgg nag léegi nag gu football dugg ma may kii match bi ma gën a neex aussi bi ma gën a marqué mooy jëwrin jàppoo 10 minutes lañ football ñu dugal leen 2-0 rouge seen benn jour Moustapha Mbaye su ma je me rappelle très bien xaw ma rouge nañ seen benn jour daal match ba jaxasoo match ba àggul boobu final zonal la woon zone A boobu nga xam ne jëwri na ngi ci digg doole yi match boobu vraiment marqué na ma. boobu maa ngi woon jàppoo boobu man maa doon góolu maa nekk titulaire waaw. d'accord nga jékki-jékki daal di voyage bi lan moo ko waraloon. waaw xam nga Cheikh ba jamono ji sax mën naa la mais jamono jooju aussi jeune bu nekk da ngay rêvé dem Europe pour lan pour teral say waajur dem Europe pour lan pour defar sa avenir dem Europe pour loolu. ñu dem nañ fa 2003 lañ fa dem di liggéey di allier aussi boole football ak liggéey. maa ngi doon football mais football bi second plan laa ko tegoon parce que booba am naa ay équipes yoo xam ne si danañ ma jël maanaam li nga xam ne si dama koy dépensé ak li may fay sama luyaas ñoom danañ ma ko mën a assurer mais loolu du dem bu ko defee nag ñoom bu ñu ma faylee man bu ma xëyee dem liggéey su ngoonee ma dem entraîner ji. loolu la woon mais football bi defuma ko woon comme liggéey daal parce que procédure bi nga waroon a jaar pour nga réussir dafa guddoon boo dee clandestin nga duggee day xaw a compliqué day xaw a metti lool. en tant que ancien gardien nga bàyyi 17 ans ban gardien moo la impressionné nga koy xool di ci gis sa bopp. actuellement daal xam nga gardien moom. wala ba léegi amul non époque yi bokkul accoutrement bi rek bokkul. parce que ñun bu ñu masaan di football. pantalon ngay sol ku mel ne Bernard Lama su ma ko solee rek waaw Bernard Lama non c'est extraordinaire booba ak drop jamono drop léegi gisatoo drop amatul drop da nga corner da daan ñëw ñu sant ko deuxième poteau nga jël ko rek sànni ko avant centre bi dàqanteeg axe bi bu dee ku gaaw ku mel ne Mansour Diagne ba ñuy football jàppoo ñu naan set bi day romb défense rek taal kër gi léegi yooyu gisatuñ ko mais xam nga mais mutation bu moo dem mais nag gardien léegi moom vraiment moo ëpp atu moo ëpp moyen de travail parce que ñun mooy sophistiqué yi ñuy travail léegi non ñun bu ñu ko doon liggéey booba leneen lay doon. donc kon Serigne am na ay regret ci carrière footballistique am donc mënoon na ci gën a sori. bon regret je ne dirais pas regret parce que li ma waroon def naa ko parce que tamit en général man li may regretter bariwul li ma waroon def naa ko mais en un moment da ngay savoir fermer la page bul forcer. parce que mooy li ma wax rek bi ma demee Europe samay doomu bàyyi ma leen di gërëm encore fu ma toll dama leen di gërëm dajale xaalis jox ma dem tukki kon man su ma demee fulla ak fayda dong laa mën a def kon page football bi damay jàpp ni fermé na damay dem liggéey nga xam ni bis bu ñu ñëwee ma Serigne Diaw lañ la joxoon anamu ma def leen ko te loolu laa def bàyyi football bi nga xam ni du sama wàll ma jàll ma def mutation bu am solo jàll ci leneen. loolu moo doon sama kii. voyage dem Europe jékki-jékki tamit ñibbisiwaat donc ndax mën nañoo xam ne lan moo waraloon retour bi.
waa xam nga émigré soo nekkee ci Europe amoo kayit toujours tu es en danger dama koy wax booy yi bi ma fa nekkee nekk naa fa 2003 ba 2009 yàlla dogal na aw ma kayit ay problème administratif yooyu ñu daal di may refoulé waaw ñu daal di may refoulé bi ma dikkee tamit yàlla dogal na ma ni biñ may refoulé aussi résister wu ma maanaam wutuma alibi yu bare mais dama ni bu ma demee damay dem defarwaat ñëwaat man bi may ñëw ñu may indi loolu moo doon sama objectif mooy dem defaru dellusiwaat parce que comme xam naa yoon wi xam naa li fi nekk bu ma dikkaatee xam ni mën naa fi nekk mais nag yàlla ak jaam ak pexeem yàlla ak dogalam yàlla dikk wan ma boppam ni ma fii nga war a toog amul buntu kenn bi ma bëggee delluwaat nag laaju ma xaalisu kenn man sama xaalis bopp laa bëggoon a tukkee mais foo fëgg mu tëju nga dem ba xam ne daal toog daal mooy sa wàll buñ duggee ci biir émission peut-être danaa la wax ay preuve yu war a ni gëm naa ni toog mooy sama wàll moo tax ñu daal di yàlla suñu borom ñu préféré toog daal benn yoon. bi nga ñëwee ba installé donc xam ne dem daal jafe na donc ci lan nga xalaat pour def ko dëgërluwaay mu nga mën koo toogaale. waaw li ma jëkk a def tamit bi ma dikkee bi xool xam ni toog naa fi 3 ans wala 3 ans et demi defuma dara 2009 laa ñëw yaakaar naa 2010 ba 2011 defuma dara lépp damaa toog di defar samay ay di def samay petit kii mais bi ma xamee ni yëf yi dëgg na damaa dem def formation dikk waa dem créer de Louga inscrit fa module yëpp def naa ko attestation yëpp am naa ko dikk denc ko di commencé nag di yëngul sama bopp di jënd ko jaay léeg-léeg ma jënd xar jaay ma dugg ci mbirum câble distributeur di yëngatu léeg-léeg ma dem bu ma gisee loo xam ne si bu tabaski jotee ma def opération tabaski pour subvenir amee besoin daal bëgguma laaj kenn te maa ngi yor sama soxna ak samay doom te bëgguma tamit ñoom ñuy laaj ci kenn moo taxoon aussi ma def formation boobu pour am benn bagage technique boo xam ne si tey bu ñu ma sollicité woon comme ni ma nekk fii danaa mën a liggéey daal. d'accord mu mel ne aussi kon ni ma la déggee politique daf la dab. waaw xam naa politique daf ma dab wala maa kii accident la dédiqué waaw parce que man dama lay wax rek sama idole ci politique moo doon Moustapha Niasse waaw ni mu dëggoo ni muy exprimer woo ak buy wax ni mu koy génnee ci kanamam man Moustapha Niasse laa gëmoon du ma ne sax ba léegi gëmoo ko parce que tamit politique moom moo demee noonu bi mu bàyyee bi mu defee déclaration bi automatiquement ma ni non man je vais faire de la politique danaa ko votel du moom dama koy politique de danaa wuti carte votel ko laa wax par la suite ñu Mbéri Sylla Baye Yatou Baye Omar Kébé yàlla na ko yàlla yërëm ak Madior Bouna Niang ñoo ma encadré woon may ànd ak ñoom bu ñuy dem Dakar di ma yóbbu may nekk ci ñoom ba virus politique bi dugg ma daal ba may taxaw sama waa gox nekk nag tokaar maanaam lu tax mooy ñeme sama dëggal sama bopp tamit sama dëkk ma wax ni man fii laa bokk buñ nee ma fële ma leen fii laa bokk bu ma votee même bu ma amee 2 voix 3 voix loolu laa dem félicité ki ma gañe ma dem sama yoon di dem man nag kenn muyu ma dara damaa xeex lépp di dem ba yàlla sunu borom dogal tey rité yaakaar naa ni ku ma fay gañe du ma ni juddoogul waaye du yomb waaw ku ma fay gañe ci politique waaw fi ñu toll nii maanaam am na lu ma fay liggéey loo xam ne si du c'est pas n'importe qui moo ko fa mën a liggéey parce que man Baye Fall laa doon soxla ma yëfi kenn lu waay soxla lu ma am mag bokk lu ma am bokk ko yow te soxla wu ma yëfi jàmbur. bu ñu amee gan di waxtaan ak moom it dañuy bëgg souvent ndaw ñi di gën a gis boppam ci maanaam di la gis ci yow. roy di am beneen yoon bu ñu mën a jaar lan mooy secret Serigne Diaw ba nga xam ne si lu mu dugg lu mu dëgër moom dina ci nekk te bu yàggee dañ ciy gis ne dina ci am place. waa Cheikh man li gars yi di wax damaa gëm sama bopp peut-être bu ñu ko waxee ñu ni gëm sa bopp nangam mais man damaa gëm samay possibilité man parce que man du ma tricher su ma ànd ak yow ànd na ma ak yow te tamit politiciens yi ma ànd ñi ma mas a àndal yépp ñu ngi dund peut-être am na kenn ku ci wàcc liggéey muy Madior Bouna yàlla na ko yàlla yërëm du ma laaj benn politicien dërëm su ma soxlaa même mobilisation su ma koy def du ma laaj kenn dërëm lu tax mooy dama bëgg am sama indépendance sama liberté su ma waree wax te tamit Cheikh danaa la teg leen man amul benn politicien bu ma mën a àndal aussi nga may waxloo ci Cheikh Ndaw loo xam ne si du dëgg parce que tamit sëñ Sam Mbaye yaakaar naa 90 ba léegi maa ngi koy déglu te xam naa waxal nit lu ñaaw
mu wax ni koo yàq àllaaxiram dana yàq sa àdduna te mu ni daray àdduna daray àllaaxira kon moom moo ci enseignement Baye Sam Mbaye laay sukkandiku même lu ma mën a def ci àdduna bi ci laay sukkandiku. kon mu mel ne wala xam nga ne ñu la umpale bari na donc bu fekkee lii mooy sa jikko. waaw bari nañu xëy na peut-être am nañu ma umpale ñu bare danañ gis peut-être Serigne Diaw muy dem nii di ree di def nii mais man naqariwuma deret naqari naa deret du ma tooñ du ma waxal li lu ñaaw du ma defal li lu ñaaw du ma xeexal kenn ci lu dul dëgg waaye nag su fekkee dañ laa bëgg teg lu dul dëgg lu ma ca mën danaa ko ci def. parce que ñu bari boo wax di tan Serigne dafa tàng dafa naqari deret dafa gaaw a. waaw xam nga àdduna nul n'est parfait xam nga benn waay nee na xam nga sama jukko ji bari na ñoo xam ne ñu ngi ciy ànd ak man bari na ñoo xam ne ñu ngi ma ci bàyyi waaye waaja dafa ni bu fekkoon koo gis lu la naqari ci nit nga bàyyi ko kon doo ànd ak kenn ndax nul n'est parfait parce que man am naa jukko am naa ko mais nag li may sàmm toujours mooy fu ñu nee Serigne Diaw rek duñ kooku wax ko du dëgg de buñ nee Serigne Diaw ñu ne kooku du jël day jël lu moomul de yooyu yëpp dama koy sàmm te yooyu yëpp ci éducation bu ñu ma jox la xam naa peut-être dana am benn page spéciale boo xam ne danaa ci def mention spéciale pour mes éducateurs. sincèrement parlé ginnaaw gëm sa bopp bi bari na loo ñuy wax di naan Serigne Diaw moom moo ko yore wala moom moo ko jiite lan moo waral ndomba tànk yu bëri yooyu noonu autour de Serigne Diaw. waaw ndomba tànk yi bari na bariwul macha allah mais Cheikh man damay nit koo xam ne si damaa ñemee tarbiyewu xam nga lu tax bu dee président de la zone bi ma nekk jour laa woon jour laa nekk bi ma nekkee jour ba bàyyi dem xooli possibilité entraîneur mais bi ma xoolee entraîneur ak samay liggéey entraîneur dama daan wàcc am na benn centre formation boo xam ne si ma nga ci Louga tund wundu seen entraîneur maa doon seen entraîneur gardien de but mais bi ma demee xam ni lii mënta nekk parce que liggéey bi may liggéey ak wàcc bi may guddee wàcc mënta nekk ma dem ni naa dem ci zone ba commencé nag loo xam ne du nekkuma dara di jàppale ñoom Sayer Ndiaye ba nekk ma yàgg ma nekk secrétaire général nekk ñaari mandat secrétaire général mais nag bu ma waree jàll ca kanam dama naan war na maa jàll ci kanam am naa possibilité de jàll yàlla suñu borom nit ñi wóolu ma dem ci kanam CDS bi la même chose bi ma dikkee tamit damaa topp seen gannaaw di jàpp bi ma demee bi ma war a dem ci gannaaw en tout cas heure bi ma war a dem ci gannaaw man danaa tàll sama loxo suñ ma joxee baax na bu ñu ma joxul ma xam ne la ma liggéey doyul damay continuer waat liggéey loolu mooy sama nu mu tuddee damay tarbiyewu man non du ma def lawu cëpp mukk man maanaam lu ma fekkul dara dikk nit ñi dajaloo rek ni ma ñëw jiite ko non du ma ko def toujours damay préférer jaar ca gannaaw parce que structure boo dugg te xamoo la ko fondement day bari ay pakk mais yow boo commencé ca suuf di yéeg ba ca kaw bari na pakk yoo xam ne si ku la ko tegal nga mën koo tëb moo tax yu ci bari noonu la ñuy def. ñuy wax Serigne Diaw tamit bokkoon na ci donc ñu gënoon a nekk adversaire donc monsieur le maire mii nii ba muy wut tey jii bu ñu ko gisee mu ñëw di liggéey ak monsieur le maire ñu bëri tamit dinañ bëgg a xam donc ci yan condition nga ñëwee ak ban procédure la ba tax nga mën a liggéey ak moom. waaw xam nga loolu tamit des fois dama koy wax gars yi di ma ree ma ni man bu fekkoon man maay fal Idrissa Tall du falu parce que man beneen liste laa bokke woon te ñooñu dañ doon xëccoo ak moom yàlla rek a tax may wax de musuma toog ak moom musuma koo xam musuma koo jox loxo. bi ni ñu commencé maanaam dama lay bëgg nax ni procédure bi fi mu commencé mi ngi commencé le 14 juillet 2014 bi ñuy def élection maire nga xam ni conseil yi ñoo koy fal man bi ñuy voté man voté wu ma parce que opposition laa duggee te xam nga Sénégal ku nekk opposition moom daa déjà yow kii waa ji moom doo def ak moom dara premier vote ba may voté wu ma ko bulletin blanc bañ naa ko sax bulletin blanc laa voté toujours dama koy wax bulletin blanc laa voté mais bi ñu voté ba pare ba mu gagné boobu laa commencé découvrir l'homme mu wax ni xam nga ñun suñ commission domaniale ni muy doxee surtout ca commission domaniale ba laay dikk deuxième partie la mais première partie bi dafa jël micro parole nii wax di wax ba yàgg mu ni Cheikh Abdoulaye Mbacké nee na da ko cité normalement ni lépp lu ma la wax rek nar naa ko du ma la wax mukk loo xam ne naruma ko loolu dugg ma mu wax ni maa ngi waat ci yàlla ni commune bii li feeg maa ngi fi sa mbubb du diis ba nga jël fi yëfi jàmbur maa ngi waat ci yàlla ni commune bii li feeg maa ngi fi sa mbubb du woyof ba nga xam ne si lu war nga ko jot te jotoo ko ñett yooyu marqué ma ca ko premier discours ba
ñu dem di doxal ba teg commission ñu teg commission yi ba pare ñu ni commission domaniale presque salle bi yëpp yëkkati seen loxo parce que ku ne xam ne commission domaniale ni mu daan doxee fii mooy lan mooy bu ñu defee lotissement commission domaniale bi ku nekk da ngay am sa quota mu ni leen fu leen neex na ngeen fa inscrire mu ni fu leen neex na ngeen fa inscrire waaye wallaahi mu waataat ni kenn du fi jël li fi ak maa ngi fi kenn du fi jël àqu jàmbur kon su ma la waxee ni la man xeex injustice moom moo yëkkati woon ca gone ga ba may fubal nawetaan kon lii bu dikkaatee fii damay jàpp ni waajaa ngi nii ma koy may apprécier su ma gisee lu ma wax ko su ma gisee loo xam ne si lu ma war a wax ci conseil municipal bi ma wax ko ma dem ba yàgg ñu woo ma ni ma Idriss Tall da laa soxla mu dikk saalam ni ma damaa bëgg nga ñëw liggéey ak man ma ni ko amul benn problème. mu mel ne kon wokkatu bu daje gestu. waaw non wokkatu bu daje gestu la parce que du namm ca yebu ci la. wokkatu bu daje gestu la parce que lu tax mooy. yàlla sax suñu borom dafa am ay qualité yoo xam ne dañ koo bokk. dañ koo bokk ma ak moom. te moom daana wax sama waa famille nee neen Serigne Diaw man am naa fullaak fayda soo xam ne si Serigne Diaw bu ma defoon tey jii ma dàq ko waaye yàlla xam na ni bañ ànd ba léegi maa ngi moom mosuñu man daal Baye Fallam laa bëgg doon daal. parce que li tax man la Baye Fallam loolu laa bëgg doon liggéey bi muy liggéey yàlla da cee nekk ndax tamit ñun foog ñuy xalaat léegi liggéeyu yàlla mooy Idrissa Tall nit day feebar am soxla mu jël takk 1 million jox ma ni ma demal jox ko te bu ko neexoon mu dugg ci Facebook bi woo télé yi remettre ko main en main mais mu ni ma Serigne Diaw bu ko nit dégg wallahi azim ma dem jox ko dikkaat wax ko ni ko nangam te loolu mooy liggéeyu suñu borom Idrissa Tall nit dana soxla dana am jafe-jafe këram mu dikk mu ni ko boole naa la ak Serigne Diaw mu dikk jox ma xaalis bu weex tàll ma dem jox ko te du feeñ kon loolu man liggéeyee yàlla laa ko def parce que moom bu ma ni moon dugal ma ko ci réseaux sociaux yi man du ma ko dugal parce que man gëwuma loolu. donc seen ànd yéen ñaar bu doon c'est à refaire da nga koy defaat. bu baax sax bu baax a baax parce que Idrissa Tall dalay boo dee gone ànd ak moom dalay jaarale ci yoonu baax jikko yu baax la lay jox baral la loo xam ne si am na lu nekkoon ci man mais am na loo xam ne def na ko ci man moo tax toujours ku may wax rek dama lay ñaanal dama naan ñaanal ma rek yàlla bu saytaane dox suñu diggante ma ak moom. waaw mu mel ne ñaan boobu nangu na ndax ñu bëri ci mairie lañ naan Serigne Diaw li ko maire may dafa bëri loolu yow ndax yaa ngi koy dégg. waaw des fois danañ ko wax des fois ma dem ci rajo ñu ma lii la maire may man leen loolu nag Serigne Diaw du ci tontu ndax loolu xam nga kilifa moom bu xoolee lam xool ba doy ko mu wax la ko loolu moom buñ ko moom mooy mu nim turati waaye ñun daal xam naa ni am na loo xam ne si tamit du lu may wax lu may séq ak moom mu def ma conseil spécial am na loo xam ne si tamit du lu may wax. ndax mas ngaa toog ak moom ci jotaay yi ne ko monsieur le maire de su ma sañoon nii nga doxale doo ko doxale. non du ma toog ci jotaay di ko wax. non maanaam yéen ñaar ngeen toog. waaw bu dul benn du ñaar parce que au delà de l'homme bi ñu gis l'homme nii dëgër parce que tamit jamono ji léegi boo fi nekkee foog nga xaw a dëgër léegi ñu toog waxtaan homme à homme. waaw ma wax ko la ma ca xalaat mu wax ma. da nga jàpp ni njuumte la yow ci biti mën ngaa jàpp ni njuumte la mais dem nga ni ko maire kat man de lii day jaaxal na ma nangam bu ñu ko mënoon def léegi mu toog expliquer ci cocc ba ca cosaan bu boobaa nga xam ni yow moom moo ne ci dëgg yow mi yaa juum te yooyu dala ci jàngal lu bare wallaahi. ci donc parti bi nga nekk muy donc réew mi. jamono bi nga déggee ñu ne dañuy dem def mburu ak soow xam naa ba nga tëddee nelawuloo ci guddi googu. gis nga. loolu tamit dafa marqué sama carrière politique lu bare dafa maa delloo si waat aussi parce que daan naa wax loo xam ne si maîtriser wu ma ko te boobu ba léegi dootuma wax lu ma maîtriser wul. non dama cee màgg bu baax parce que tamit dëgg-dëgg ay politiciens lañu daanaa wax ci leader bi loo xam ne si maîtriser wu ma ko. samay leader muy Idrissa Seck. parce que jàpp naa ni jour bi muy dem ci def mburoog soow booba bett na ma bett goo xam ne si su ma amul woon dëgër laay yaakaar naa ni mën naa ni fa lay jógee dem bàyyi politique parce que tamit séq naa kilifa goo xam ne si dana am loo xam ne léeg-léeg mu déy ma ko
ma préparé ci en conséquence parce que tamit lu waay mën a wax mooy Idrissa Seck am na foo xam ne si teg na fa poids Idrissa Tall ñun tamit am na fu ñu teg léeg-léeg mu déeñu donte bi muy dem ci CSS loolu moom c'est mënu maîtriser moom parce que nag bi ngoon gi ñu dem moom xam naa ne danañ am ay ministres ci gouvernement bi mais quant à Idrissa Seck dana dem moom loolu moom musuma ko xalaat moo tax ba ma ci jógee lu ma xam rek laay wax lu ma leer ni lii moo nekk du ma demale kenn du ma wax ne kenn ay demale ko fekkale li ma xam. day firndeel ne politique moom kenn mënu koo maîtriser. waaw kenn mënu ko maîtriser moo tamit te tamit boo bañee tarxis tamit da ngay wax loo xam parce que man xam nga li ma gën a ragal Cheikh vaar xam nga tax dama ko ragal mooy damaa ragal ku ma tiiñal moo tax bala maa wax dama koy xalaat yaa waxoon lii nii fii du ma ne danañ ma gaaw a vaar de waaye day danaa sàmm sama kàddu de ba duñ ma gaaw a vaar. Serigne moom kan mooy xaritam. wax nga lu difficile waaw parce que xarit c'est très difficile daal moom waaw am naa ñu may àndal am naa xarit waaye daal laaj boobu moom dafa xaw a compliqué ci man compliqué na lool. lu gën a bañ ku koy def. injustice sosal ma wax ma lu dëgg loolu moom dama koy bañ moom. mas nga porter plainte nit. porté naa plainte mais loolu yàggul loolu ne boobu lu mën a xari la boobu tamit lu mën a xari la parce que boobu li tax ma porté ko plainte yàggul matul un mois mais aussi dama ko dindi mooy samay non kon porté plainte contre X laa def booba parce que damay liggéey man damay yor réseau câble distributeurité ma def sama investissement boo xam ne si presque mën na 1 million takk ko yóbbu ko jële ko lu ko yóbbu ko rité ma xëy ñu digg ci dagg ca 700 mètres dagg ko yóbbu mu metti ma lool wala boobu porté woon naa plainte xaw ma kan la porté naa plainte waaye mujjul fenn daal. mujjul fenn. donc xam naa ne émission bi jeex na xam naa dama lay bàyyi nga def sa benn synthèse bu ndaw. pour. waa Cheikh li ma waroon a commencé laay tëjee mooy sant samay wayjur sant sama ñaari wayjur sant sama ñaari baay parce que yooyu su ma leen di wax tamit sama xol day tooy muy ku mel na Baye Jiri Jaw yàlla na ko yàlla yërëm mën naa ne la bokk na ci raison principale yoo xam ne bëggatuma ma tukki ak sama turandoo Baye Serigne Jaw ndax lu ne ci man rek lu ne ci man moo ko def ci man wax dëgg yàlla jàppale na ma tett na ma loolu walaay xajul ci émission Cheikh di sant waa Rite Jaw ndax waa Rite ñooy sama doole xëy na léeg-léegi ñu ne ma Serigne Jaw yow waa Rite mënuñu laa fay waaye man jàpp naa ni mënumaa fay waa Rite parce que élection nu mu traité yi député yi weesu leader boo xalaat ci Louga daa mel na dañu ne woon bu ngeen gañ a wu Rite du ngeen dem dikk na Rite mais yàlla dogal waa Rite ni ma daal Serigne Jaw foo jëm lañ jëm te yàlla dogal na man tamit gis nga keroog bi Mburoog Sow amee damaa dajale sama staff yëpp toog waxtaan leen li leen man nag yéen laa am aw ma keneen bu fekkee kenn gis na ci lii man ma ànd ci wax leen ma ko ci saasi ma jël sama décision ferme parce que politicien basam la am lu may def dama leen di woo ki représenté góor ñi jigéen ñi ndaw ñi paay ma toog leen ni leen lii de am na lu ngeen ci xalaat ñu ne ma defal nii moo tax lu ci bare du ñu réeroo ma ak ñoom xam naa daal grosso modo daal di sant le maire Idrissa Tall di sant aussi staff bi mu nekk lépp parce que tamit xëy na moom moo ma jël waaye bi ma dikkee grand yi ma fi fekk ma lim leen muy ku mel na Modou Ba ku mel na Mour Aki Diop ku mel na sama gorom Mamadou Makhtar Thiam ak ñi ma fi fekk ñëpp tett nañ ma ndax tamit dikkoon naa am perception bu ma xamoon ni nii la nit di doxe waaye su ma doxee ñu du ñoo ñu woo ni ma Serigne Diaw ñii kat kenn du ko doxe ñii kat kenn du ko doxe doo waxee nii léeg-léeg ma def njomme ñoom ñoo ma koy nës-nësal ba du àgg ci mer kon ñoom lu jig njaag ñooy njaag sincèrement parlé léeg-léeg nga gis Serigne Diaw mu cëfër ànd ak mer lépp mais léeg-léeg ma def ay erreur yu rëy mais ñoom ñoo may nëppal ni ma nii nga ñu joxe cër dañ la koy defal nii defal la muy léegi def daal dëkkin wu rafet ànd wu rafet di wax ni aussi léeg-léeg ñu wax ni maire Idrissa Tall mais force somme dëgg-dëgg mooy une équipe soudée avec une même objectif wallahi azim équipe bi yëpp dañoo soudé am benn objectif et objectif bu lan mooy Idrissa Tall gagné seen xaalis du ko fekke seen dara du ko fekke duñ fekk fukk fu ñuy gàccaalee Idrissa Tall en tout cas Idrissa Tall émission spéciale du jeex ci moom parce que dama xam l'homme dama koo xam di ko ñaanal
li mu bëgg ci moom ci boppam moo ko xam ak ci njabootam ak ci këram. mosulaa dee na la sëriñ su ma fi jógee da nga toog. non xam nga su ma fi jógee nga toog loolu mbiri suñu borom la mbiri suñu borom la mais ñun tamit liggéey wuñ noonu parce que tamit xam na am nañu ambition mais yooyu moom duñ ci waxtaan lu bari sax te bu ma ko waxoon tamit du ma leen ko wax waaye yàlla c'est vrai ak bu xam naa concept bi jaaxal na la puisque donc bii moom relax la wax di moom non mais gis nga Cheikh bi ma waxee ñëwal parce que damaa waxoon affaire politique yooyu la ñuy wax mais c'est très important aussi parce que nit ki léeg-léegi am na jaar-jaar donte jaar-jaar yëpp mënu ma ko wax dana am yoo xam ne si danaa ko tëb mais képp koo xam ne si parcours nga def nga dara sama éducation te ma tëb la matatik doomu aadama la ndax man ñaanuma yàlla mukk di fakk jëf gis nga danaa la wax bu dul benn du ñaar nit defal na ma teraanga keroog ba ñuy maye kër dama ne ko ñëwal def sa demande keroog ba demande génnee ba ma ko woo dafa ne ma Serigne Diop mënu ma laa fay ma ne ko man maa la mënta fay parce que bis ñëw na bis ba keroog la nga ma defal mënatuma laa fay mooy lu tax mënatuma dellu gone moom mënatula dellu gone kon la ma defal foofa boobu rek la ma ko mën a defal man lépp lu ma ko mën ci fay ko dama koy fay kon mënu maa wax lépp. Bakel 24 TV mu ngi lay. merci Bakel 24 merci sama Serge. kon donc mu nekkoon suñu invité Serigne Diaw. doon waxtaanee xam naa ñu bëree bëri découvrir nañ ci moom lu bëri luñ dawul xam ci moom wala yu bëree bëri yoo xamante ne si jortoon nañ ne kii ñoom la mel te melu ko moo tax moom mooy concept émission bi xam naa dañ leen jox li daje incha allah rabbi baneen donc bis rek ak beneen invité Serge moom moo nekkoon ci caméra bi ñu koy jaajëfal bu baax a baax Bakel 24 TV ñi koy seetaan ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal wasalaamualeykum wa rahmatullah